diggante dañ koy saytu toujours di ko sàmm ndax li indi jafe-jafe yi du ci ñaari gouvernement yi en général mooy dëkkandoo yi parce que nag ay nit bu ñu dëkkee aussi di bokk liggéey léeg-léeg mu am lu ci xajam donc jotaay bi li ko waral mooy di xool lépp lu ñu mën a def ba diggante ñaari réew yi dara du ci mën a nuroog en tout cas luy xajamal diggante bi loolu mooy li nga xam ne moo nekk ci président Adama Barrow moo nekk ci man te it ni mu ko waxee démb diggante la boo xam ne jafe na ñaari réew jaxasoo noonu ndax Gambie amul beneen frontière bu dul Sénégal te it bokk nañu histoire bokk yàlla boole ñu ci benn bërëb ñu bokk ay kàllaama ay langue bokk ay mbokkoo li ñu boole dafa bëri kon nag loolu bu ñu ko sàmmul saytu ko ci doxalin mën na am lu ko yàq waaye ñu rafetlu li fi jot a xew déjà depuis ñu taxawal kuréel gu njëkk gi ci 2018 le 13 mars la woon muy ñaari at ci ren am na lu bëri lu ñu bindoon def nañ ko tey jii pont Sénégambie nekk na réalité bu ñu dund décidé nañu it frontière yi kenn dootu ko tëj loolu moom suñu côté Sénégal amoon jafe-jafe maanaam parce que dañu tàmmoon loolu bu joxe nañu ndigal pour que douane bi police ñoom ñëpp ñu jël seeni motuwaay pour que ku traversé pont bi bu ñëwee mën a jàll. gis nañu aussi lu bare loo xam ne waxtaanee nañu ko fi beneen motukaay bi mooy diggante Banjul ak Dakar ci wàllu dem bi ak dëkk bi ci jaww ji muy avion yi décidé nañu ne léegi dafay mel ni ku jóge fii dem Ziguinchor wala ku jóge fii dem Tamba ndax ñoo dëkk ñoo sorewaatoowuñu te loolu dana yokk dem bi ak dëkk bi dana yokk capacité transport dana nekk lu am solo loolu aussi dañ koy def rek ngir rafetal diggante bi sàmm ko tabax ko yi si des it wax nañ ko mu jëm ci wàllu kaaraange parce que kaaraange moo yor réew muy défense sécurité te xam ngeen ne àdduna bi dafa jaxasoo ñiy yàq ñoo gën a bari ñuy defar ñi nga xam ne ñoom seen àdduna yëpp ci tappale lañ ko bëgg a def ak njuuj njaaj mooy li ñuy wax trafiquant suñu seeni pexe buñ ko bàyyee bu yàggee dafay wëlbatiku contre intérêt état yi ak contre stabilité état moo tax ñu wone aussi suñu pas-pas ci xeex lépp loo xam ne wàllu trafic la moo xam bu drogue moo xam trafic ci wàllu bant yi muy trafic de bois moo xam trafic ci wàllu même mala yi parce que bu yàggul ci biir Sénégal jàpp nañ fi ñu def ay trafic ci di rey ay mala wala di jëlee ay ivoire ci yeneen dëkk di ko jaarale ci suñu gox yi te loolu yëpp fu trafic am rek bu yàggee di ngeen gis terroristes yi yegg si parce que ñoom bëgguñu état de droit donc loolu tam ñaari njiitu réew yi d'accord nañ ko ak gouvernement yi pour yokk coopération bi joint patrol yokk taxawaay bi ci diggante force de défense et de sécurité muy armée yi muy police muy douane ak gendarmerie bari na luñ fi signé ci wàllu justice ak lépp loo xam ne dafay mandargaal taxawaay bi nga xam ne mooy taxawaayu Gambie ak Sénégal te ñun rek nag ñoo ko mën a defar te lu ñu fekk la ci ay maam ba tey tubaab yi nag ñëwoon nañu xaaj ñu daggate Afrique ba mu jeex ñii ñu leen di làkkaloo anglais parce que ay anglais ñoo leen colonisé ñii ñu leen di làkkaloo tubaab français parce que ay France moo leen colonisé ñi portugais loolu yëpp moo yokk retardu Afrique maanaam tardé bi ñu tardé waaye tey jii Afrique moomaat na boppam mu des suñu indépendance économique suñu koom-koom loolu nag li koy waral mooy lii ñuy def nii fexe ba diggante réew yi benn tolof-tolof dootu ci am benn luy waral luy xaajale ñaari réew yi ñu fexe ba loolu dañ administration yi dimbale ñu ci muy douane bi muy police muy ñëpp ñi nga xam ne ñoo war a saytu diggante ñaari réew yi parce que vision politique bi ak bëgg-bëgg njiit yi
mooy nañu jaxasoo nañu liggéey ensemble pour suñu ay réew jëm kanam kon nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw aussi dañu war a liggéey ci domaine boobu diggante Sénégal daal ak Gambie ci gàttal dafa war a nekk diggante bu mucc ay boo xam ne ci àdduna bi danañ ko wone ci exemple bu intégration danañ ko wone ci relation de coopération et d'amitié diggante ay réew ndax ni mu ko waxee la xëy na tey ñaari réew la waaye benn askan la te bu jën bi gis naa sax démb suñu ambassadeur moom suppu kànja la teg ba pare di am Basiru donc li am fii moo am foofu benn la nañu fexe vraiment ñu rafetal diggante bi ni nga xam ne noonu la ko président Adama Barrow waxee yàlla boole ñu tam ñu tombe jamono yàllaay def loolu ñun sàkkuwuñu ko kon nag léegi la ñu mën a gën a tabax diggante boobu am na nag ñoo xam ne bëgguñu loolu ci biir Sénégal ak ci biir Gambie parce que ñëpp bëgguñu jàmm ñëpp bëgguñu lu baax mais ñooñu nag bëgg nga xam ne bëgguñu diggante bi dëgër waruñu ëpp nag fulla ak fayda ñi nga xam ne ñoom ñoo yor nguur gi ba pare bëgg jàmm donc nañu moytu lépp loo xam ne vraiment dina indi xajamal frontière bi village bële ñi naan loolu la ñu xëccoo dañu fexe bu fekkente ne am na jafe-jafe ñu waxtaan xool li am ak liy dëgg ñu doxal ko ci intérêt Sénégal de ku ma déggal du fi nekk di xëccoo ay mbedd surtout dëkk boo xam ne frontière bi ci digg bi la jaar waaye quartier ñetti kër bokkee fi la juróom benn kër fii mais ana problème bi amul problème kon jaroo xëccoo donc vraiment monsieur le président maa ngi lay sant encore une fois parce que lii ma wax prévoiruñ ko woon ci protocole bi te bëgguma la waxloo aussi te waajaloo ko waaye nag mënuñu woon dem nii rek bàyyi itam population yi su ko defee bu ñu leen di traduire sax ki bëgg a yàq mën na wax ne ñoom daal nee nañu lii wax nañu lële duñ ko nangu ñoo ana Pam Ndianko maatu Pam Ndianko gi taxaw président nee na lii wala daal di moom ku baax la parce que lu baax lay liggéey donc voilà kon monsieur le président maa ngi lay santaat bu baax a baax di la gërëm. moom foog naa wax nga wax bi yëpp maa ngi koy daanaka amatuma dara lu may wax. waaye nag diggante bi dafa war a neex koo xam ne sooy daw foog ngeen ànda kon balaa ngay daw war nga waxtaan ak moom. soo yooni xale nag si dëkk bu nga xam ne dëkk bu mu bugg a dem yow soo fàtte sax moom dina la fàttali bu ñu waxee ne meeting bi Banjul la ñëpp a takka seen saak am na ñu meer saak bi ko soof ñëwuñ Dakar lii yëpp mbokka bi la soo seetee man maa ngi ñibbi tey suma avion bi feesut am na ñu nga xam ne commercial la ñëwee annonce naa ko suma avion feesut ku bugg a ñëw rek ba àndaa yow ñu dem waaye kenn nangut présenté ba tey kenn présenté wut mu mel ni man kenn may ñibbi maa ngi bàyyi ñu de seef fii kon loolu mbokka moo ko tax dëkk yi benn la ambassadeur Sène bu ñëwee présenté lettre am ambassadeur ma ne ko ñu am nga expérience def nga présentation flash yu bari foo mus a présenté nga lakka olof Banjul rek la am amul fenn kon lii yàlla moo ko def kenn mënu ko sansi te ñun ñaari dëkk yi foog ñu ànd par force la foog ñu ànd waaye su nekkee ñu ngi ànd war nañoo toog di waxtaan dafa am solo lool waxtaan bu mel nii waxtaan bii am na loo xam ne téléphone mënu ko defar foog ngeen toog ngeen waxtaan loo gis ci àdduna rek waxtaan moo koy yóbbu situation num naxari waxtaan moo ko jeexal wool woo amoon na fi waaye waxtaan moo ko jeexal dara méttiwul lu passé wool woo waaye jeex na te ñun ñu ngi wax pour intégration ñu nekk benn Afrique su nekkee ñu ngi wax intégration ñu ngi ko preach ñun ñu ngi dem di advocate pour intégration ñun Sénégal ak Gambia su nekkee mënuñoo intégré fii kan moo ñëw óolu kenn duñu gom sooy joxee sarax moom sa kër ngay doore bala nga génn si biti kon Sénégal ak Gambia war naa mun a nekk sample
sample boo xam ne Afrique mun nañoo jàngee si loolu te chance boobu am nañ ko yàlla isi na ñaari nit ñoo xam ne yàlla daf ñu boole def ñu ay mbokk kon luñ fi munta am dina jafe trop pour ñu am ko si kanam kon lii suñ chance la dañ ci war a capitalize am na lu passé 50 years nekkoon na fi gars yi try lu nekk munta am ñun ñu ñëw si ñetti at mun a am mooy bridge bi président Abdou Diouf dama ko dee wax yàggul rek ñaari semaine wax naa moom si téléphone mu ne ma ñun lu nga xam ne liggéey nañ si ñaata at mënuñ koo def yéen ñaar ñëw ngeen mun ngeen koo def kon lii man su ma ko gisee dama si dee kontaan because man dama si bokkoon kon léegi yéen tey mun ngeen koo def kon am na yeneen ak yeneen lu nga xam ne mun nañ koo def pour ñu mun a doxal Sénégambia mu dem si kanam mu nekk sample si Afrique foog naa loolu lu important na place yi dina jeex waaye legacy bi liggéey bu ñu def loolu du mus a jeex loolu moo important maa ngi leen di gërëm di leen sant